maaleykum salaam Babacar xibaar yi li ci gën a fës ay kuréel taxaw temb ci xeex pour Guy Marius Sagna ak ñooñam génn kaso waa ñoo lank ñoo bañ COS M23 ak kuréel gi di les amis et camarades du docteur Babacar Diop fas yéene amal ay janook taskatu xibaar yi tey ji ngir sàkku ci seen ñoon yi ñu jàpp génn kaso bu Ziguinchor moom kaso bu Bignona moom daañu ko defar gën koo yàttal ngir nag mun faa yóbbu yenn ci prisonniers yu Ziguinchor njiitu kaso yi ci Sénégal directeur administration pénitentiaire colonel Jean-Bertrand Bocandé moo ko xam ne démb ca Ziguinchor mu fekk nag jamono jooju njiitu l'armée bi moom xam ne ne lii di armée de l'air armée de terre kon daañu am ay tenues yu bees naka noonu tam ay ngànnaay yu bees général Cheikh Gueye demoon ca Kaolack ñi nga xam te ne ñooy yëngu ci wàllum diwlin gi am tiitaange ci njaayum gerte bi ñu ne nag lu bëri ci gerte gi dafa nar a génn réew mi dem bitim réew daañu te xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexal ak li ci yéen kaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nees lu nañ ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène. mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi dañ koy door ak mbirum Guy Marius Sagna ak ay ñoñam yi ñu jàpp kaso boobaak léegi ëpp na semaine gannaaw nag manifester bu ñu doon amal ca buntu palais ay kuréel nag boog yi nag ci société civile taxaw nag ngir ñu génn kaso bokk na ci nag COS M23. collectif ñoo bañ ñoo lànk nag noonu tamit les amis du docteur Babacar Diop ñetti kuréel yëpp ku ci nekk tey jii daa nga jënoog taskatu xibaar yi lépp jëm ci fexe daal ñu daal di fexal Guy Marius Sagna ak ñeneen yi ñuy jàpp kaso soxna Naata Mbaye. mbootaay yi bokk ci société civile taxaw temb wéyal xeex bi ngir ñu bàyyi Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal ñu tegoon leen loxo ginnaaw ab manifestation buñ doon amal ca buntu palais de la république ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre bi ñu génn la woon beneen ponk bi leen yitteel mooy ne ànduñu benn yoon ci yokkute bi ñu nemmeeku ci njëgu courant gi ñetti conférence de presse yu wuute dañ koy amal tey jile bu njëkk mooy bu collectif ñoo lànk ñoo bañ ñu ngi jàkkaarloog taskatu xabaar yi tey jile ci suba ngir waxtaanee seen manifestation bi ñuy waajal ëllëg ngir ba léegi ñaawlu yokkute ci courant bi waaye it bëgg ñu bàyyi ki jiite FRAPP France Dégage di Guy Marius Sagna ak ay njoñam ci ngoon gi yeneen ñaari mbootaay ñoo leen di wutu ci jàkkaarloo yeeg taskatu xabaar yi mu di COS M23 commission orientation et stratégie bu M23 ak collectif les amis et camarades bu docteur Babacar Diop moom di jàngale fële ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci ndorteelu semaine bi sax SAES di syndicat bi ëmb jàngalekat yi ci daara ju kawe ji ak SUDES ñoom ñaar ñëpp bankoon nañu seeni yoxo dugguñu ci amphithéâtre yi bëgg ñu bàyyi seen mbokk boobule di Babacar Diop ñu ngi ko jàpp moom ak Guy Marius Sagna ci buntu palais de la République ñoom ñu gis ni jàngalekat boobule di docteur Babacar Diop palaasam du ci kaso bi waaye ci biir amphithéâtre yi la ngir mën a jàngal étudiants yi. soxna Naata Mbaye Guy Marius Sagna Babacar Diop ak seen i ñooñ nekk ci kaso bi mu fekkee nag jamono jooju ki nga xam te ne nag moom la ñu dénk kaso yi ci Sénégal di directeur administration pénitentiaire ne woon ca Ziguinchor foofu sax xam ne na fa nag seen i mbébét mooy daal fexe ba wàññi li mu ko prisonniers yi nekk ci kaso bu Ziguinchor ni ñu koy defee mooy dañuy defaraat yaatal kaso ba nekk ca Bignona su ko defee ñenn ñi yóbbu leen foofule dañ koy déglu moom colonel Jean-Bertrand Bocandé ci micro Lamine Ba. jafe-jafe yi moom du ñàkk jafe-jafe yi du ñàkk si suñu gis-gis suñu analyse gis nañ ne kaso Ziguinchor xaw na xat ba nekkin bi nekkul comme ni ñu ko bëggee donc par rapport à ça am nañ benn solution boo xam ne bëgg nañ ko mettre en œuvre mooy gën a yaatal kaso Bignona de telle sorte que léegi ku ñu condamné Ziguinchor rek dañu la mën a yóbbu Bignona et que Ziguinchor dañ fi bàyyi ñoo xam ne ñoo ñu tuddee détenu provisoire ñoo xam ne atteguñ leen loolu suñu ko defee ñoom dañ gën a mën a mu tudd am assez d'espace pour vraiment ñu mun assurer seen droit yëpp donc ku ñu condamné rek dañoo yóbbu Bignona su dee c'est des peines criminelles moom la ñu yóbbu camp pénal bu Kotal wala camp pénal bu Liberté 6 loolu daal lañ namoon transformer la MAC de Ziguinchor en maison d'arrêt. mu nekkoon colonel Jean-Bertrand Bocandé moom nag mooy njiitu administration pénitentiaire moom colonel Jean-Bertrand Bocandé yëkkati yooyu kàddu démb ca Ziguinchor gannaaw benn match de gala bu ñu fa amaloon match boobu nag doxoon diggante ñi nga xam te ne ñooy garde pénitentiaire yi ak ñu tey foofu di prisonniers yi mu jëm nag ci màggal gu ñuy màggal ñetti fan yoo xam te ne dañ ci màggal kon li nga xam te ne mooy déclaration universelle des droits de l'homme des ba léegi ci am de tenue ak ñi nga xam te ni ñooy soldats yi général Cheikh Gueye di njiitu l'armée bu Sénégal nee na nag waa armée de terre seen tenue daañu ko beesalaat ñoo am yeneen i tenue naka yoon tam yeneen i ngànnaay ngir mën a wàccoog liggéey bi nga xam te ne moom la ñuy xaar ci ñoom
moom njiitu l'armée bi xam ne lu ni mel démb ca Kaolack ba mu demee woon ca Kansémou Djinit di fay nag dalloo ay bâtiment yu bees ñu déglu général Cheikh Gueye ci micro Ibrahima Diamé. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et de vie et de la. ci liggéey bu ñu sumb ngir gën a améliorer maanaam gën a ñoŋal anam yi soldats yi di liggéey ak tamit seeni nekkin mën nañ jàpp ne jot nañ ci def ay jéego yu am solo te loolu nag dañ koy wëyal. Ainsi, le programme de renouvellement des armes se poursuivra pour à terme de doter toutes les unités des armées. ci biir loolu la sax am na programme bi nga xam ni am nañ ko ngir gën a yeesalaat gën a beesalaat armes yi loolu dinañ ko poursuivre pour unité armée yépp ñu mën leen a doter ay armes yu bees tàq daañu tamit ci lu yàggatul dara généraliser tenue de combat bu bees yi nga xamante ne ñoo ngi koy defar tamit pour unité yépp rax ci dolli fileek atum 2020 tamit daañu soppi tenue soldat yu ñuy duppee armée de terre kon maa ngi leen di ñaax ngeen woy di doon ay jàmbaar yu faq tëdd yu professionnel bëgg seen réew pare nag joxe seen bakkan ngir réew mi te kenn du leen gàcceel. L'excellence qui est gage de succès et de efficacité. mu nekkoon général Cheikh Gueye di njiitu l'armée bu Sénégal Ibrahima Diamé doon tekki ay kàddoom 8h tegal juróom-ñaari minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wéy ci xibaar yi wax ci wàllum wér-gu-yaram ak nag la ñuy faral di nemmeeku ca bët saalumu réew mi muy ay jigéen yoo xam te ne dañuy matu seen kër ndax ñàkkum ambulance lu leen mën a yóbbu ci bërëbu fajukaay yi nga xam te ne dafay faral di sori ngir xeex loolu yëpp nag am na programme bu am solo bu ñu tëral ngir nag fexe daal gën a jàppale jigéen ñi ci diwaan yi nga xam te ne ñoo nekk ca bët saalumu réew mi programme boobu nag daañu ci def lépp juróom-ñetti milliards leer rek Lamine Ba. fii ci diwaanu Ziguinchor téeméeri soxna yoo jël fukk ak benn yi bu ñuy mucc ci biir kër yi lañ koy def planification familiale ba ci téeméer yoo jël ñaar fukk ak juróom-ñaar yi dong ñoo ko nangoo def ci lu jëm ci wàllu li nga xam ne moo di xarafal jigéen ñi daanaka genn wàll gi yëpp lay dal rax ci dolli li nga xam ne nag moo di fistule obstétricale yi bëri na fi loolu ba tax na taxawal nañu ak programme bi nga xam ne toll na si juróom-ñetti milliards waa UNFP yi financé ko liñ ci jub nag mooy jàppale soxna yi ba jafe-jafe yooyu nga xam ne nag ñoo ngi koy jànkonteel mu mën a wàññeeku Moussa Mané mooy expert régional UNFPA. fexe ba jigéen ñi ak gone yu jigéen ñi mën a seen dund gën a jëm kanam gën a naat anam yoo xam ne dafa jëm ci wàllu wér-gu-yaram ci anam yoo xam ne dafa jëm ci wàllu xeex lépp loo xam ne day méttital jigéen wala lépp loo xam ne ci xarafal jigéen la nekk wala lépp loo xam ne dafa jëm ci maye jigéen ci lu teel wala lépp loo xam ne dafa dem ci méttital siif jigéen maanaam nga xam ne projet bi ci loolu lay yëngu. médecin chef de région bu Ziguinchor ni projet bu baax la ndaxte dafay tax ba liggéey bu ñuy def bu jëm ci sukkali wér-gu-yaram soxna yi ak seeni doom ñu mën ci jot. colonel Maodo Malick Diop mooy médecin chef bu région bu Ziguinchor. daanaka projet jigéen ñi la te bu ñuy wax jigéen aussi dafa nekk priorité n'est-ce pas même ci gouvernement bi boo xoolee ñun par exemple priorité numéro 1 mooy la réduction n'est-ce pas des décès maternels et néonatals yooyu dafa bëri vraiment bon objectif yi c'est vrai que ñu ngi def ay jéego yu baax a baax mais ba léegi des na encore tuuti bon loolu projet bi nekk na loo xamante ne si aussi bu ñu koy déroulé mi ngi ñuy permettre ñu gis ni yooyu mi ngi wàññeeku. projet bi nag nañ ko war a doxalee ak tëralin wi nga xam ne moom lañ fas yéene def waxtaanee nañ ko ci ab ndaje bu yaa bi nga xam ne nag gouverneur médecin chef ba ak technicien de santé yi ñoom ñëpp fa teewoon. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. Lamine Ba dañuy dellu si fii ci Ndakaaru wax nag ci li ñuy wéyal liggéey bi jëm ci yaatal yoon yi dimbal dindi fa lépp loo xam da koy xatal démb nag Dalifort ñoo aye woon ñi lii di ndaraan yi nag daal di fay rajaxee lépp loo xam te ne garage mécanicien yi rawatina yi nekk ci wetu fil courant yi Senelec haute tension ñi nga xam te ne nag ñoom la ñu yàq seen i atelier mer lool rax si dool sax dañoo gedd lii di ndàmpaay leen war a jox ne dañuy gis ne du ndàmpaay dara ndax ndawaay ndongo ka ci benn ci garage yi patron ba nag ne ci liggéey bu jàmp moom ak ay apprenti am di rawale nag lenn ci bagage yu mënta ñàkk ci seenuk liggéey ci kaw ab sareet laataa nag oto ndaraan yi déjjati di agsi ngir bañ ñu yaaxal ko làq fekk nag ci geneenu wet gi ci garage bi oto ndaraan yi tàmbalee def seenuk liggéey ci seenuk kanam lépp luy cantine oto ndaraan yi daal di koy dajji
ci saa si barab bi nekkee ci suufu fil haute tension yi daal dee sopp xar kanam mécaniciens yi ci seen wàll ni mbir mi nag dafa ñëw rek dal seen kaw. Dalifort yàgg nañ fi trop 2003 ba léegi ñu ngi fi ñoom dañu ne woon fii kenn du fi jógee te yóbbuñu leen ci place ñu toog di xaar loolu 1 million la ñu jox ñun te 1 million mënut a yëkkati sa benn conteneur ñun ay poids lourd lañ yor ay plateau mooy ndàmpaay la ci li ñu wax xooluñu ñu joxul ñu ngi toj bagage ci place yi mairie mi ngi fay ko normal ñu ngi yore suñu carte di fay le 16 la ñu njëkk a wax semence dañu jox kee ñu jékki-jékki ñëwaat nañu le 10 le 9 daal lañ gis gars yi ñoo taxawal ak ñu xëy gis leen nii li ñu jaaxal mooy dafa am ñoo xam ne ku ma am ndey ku ma amul ndey am na ci ñoo xam ne si ni laaluñu leen. ba tey ñoom yi la mécanicien ni la ñuy sàkku nag doonut lu bëri lañu bëgg rek moo duñu jox leen barab boo xamante ni danañ fa mën a dem ngir wéyal seenuk liggéey. Macky Sall ci boppam daf ne woon kenn du yëkkati kenn te yóbbuwu leen fenn 52 hectares yooyu Macky Sall wax fii à Diamniadio xaw ma Sibigar ñun ñoo ci gën a yey instant yi ñooy priorité. bu nu sukkandikoo nag ci adjoint bu préfet bu Pikine liggéey bi nag day daal di wéy ba keroog nag ñu yëkkati lépp luy garage ci biir barab Ndongo Ka Dalifort RFM. Ndongo Ka nañ de ci banlieue bu Dakar ak accident bu am biig nag ci route nationale numéro 1 bi fi toll ak Diamaguène Sicap Mbao benn bus moo mbëkk benn scooter ki doon dawal scooter bi nag ci saa si la daal di faatu loolu nag métti lool askan fa dëkk taxoon sax ñu daal di woon yàqaate bis wi gendarmerie moo ñëw ngir daal di leen di tas wax ci wàllu mbay mi ak li nga xam te ne mooy campagne njaayam gerte bi lépp semaine gannaaw bi ñu ko dooree ay jafe-jafe di ci woy ñi nga xam te ne nag ñooy liggéeykat yi nekk ca Sonacos ñoom ne nag li doy waax moo di ne lépp ci gerte gi dañ koy jël di koy yóbbu ca bitim réew te loolu baaxul ci réew mi tax ñu sàkk ci nguur gi mu jël ci matuwaay ñoom liggéeykat yooyu di liggéey ci diwlin gi doon janook taskatu xibaar yi démboo ci teewaay Babacar Diouf. ci ay bët yu taa lañu wone li nga xamante ni moom moo tukkee ci campagne yu njaayum gerte gi semaine ginnaaw bi ñu ko tàmbalee usines yi mel na ni fi mu nekk nii dara nekkagu fa ci gerte gu nu jënd. biñ ko ubbee léegi muy fukki fan ñu nemmeeku na gerte duggagul ci usines yi en tout cas cadence bi muy duggee ci usines yi nii bu ñu seetaanee lii usines yi dafay doxee yàqu mais lan moo xew. tey jii li ëpp ci gerte gi mu ngi ci ay conteneur ci pooru Dakar war a jëm bitim réew. gerte gi nag commencé nañ koo chargé ci ay conteneur ak ay camion jóori ko pooru Dakar. ñuy xaar nag nguur gi yee ci yàbbi jël ay décision yu am solo. autorité day jël ay responsabilités il faut arrêter la fuite des graines d'arachide pour éviter que l'année prochaine qu'on ne puisse pas avoir de semences pour des paysans. moom la ñu bëgg a lancer fii ci Diourbel pour que président jël ay responsabilités tii lañ ko war a jëndee muy seetaan ñeneen di ko jënd di yóbbu graine bi loolu jaaduwul na président jël ay responsabilités. suñ ko deful lépp luñ defoon ci effort war a yëkkatiwaat Sonacos day mujj naax saay. du benn chinois ay sénégalais yoo xam ne ils sont pas patriotiques ñooy def acte yu mel noonu. te dafa am benn décret de 2010 kii diiga bala ngay jaay gerte ci biti bu campagne jotee nañu fexe ba usines yi ñu approvisionné leen ba ñu am lu ñu defal ba doomu Sénégal yi mën a liggéey ku jalgati loolu da ngaa nekkul ci yoon. ci conférence de presse bi nga xam ne moom la ñu amaloon ci usine bi nekk ci Diourbel liggéeykatu Sonacos yi ñu ngi woo ñi nga xam ne ñooy béykat yi ñu gën a jox yitte seen réew mi Diourbel. RFM Babacar Diouf mu jógee Diourbel del si fii ci Ndakaaru wax ci assemblée nationale ñuy wéy nag liggéey yi nga xam te ne moo jëm ci càmbar budget yi natal ministère yi ñu war ko liggéey ci at mi di ñu dëgmal di 2020 tey ji sax la liggéey yi war a jeex di plénière yi tey ci alxamis ji nag démb nag ci ngoon ministre du travail di dialogue social moo fa newoon moom ministre Samba Sy xam ne ne nag askan wi dañoo war a farataal liggéey ndaxte liggéey rek moo mën a tax sunum réew jëm kanam daal dinay rafetlu tam dogal bi jëm ci yokku payooru liggéeykat yi nekk ci secteur privé bi ñu déglu ko moom ministre Samba Sy ci micro Mar Mbow. député yi dañ ne ñoom de seetlu nañ ne man kat buñ ma nee waxtu sàngam nga war a ñëw damay fexe ba ñëw ma ne waaw loolu mooy jaadu ndax dañu nekk ci àddina boo xam ne dafa soppaleku léegi dootul Sénégal rek moom ci nu dootul Afrique rek ñoom ci num dañu nekk ci waxtu woo xam ne ñëpp a dëkkandoo bu loolu amee nag foog nga mën a régler sa montant bu ñu nee dañuy def dara dañ koy defandoo waxtu sàngam il faut ku nekk ci ñun xar ci tànk tubéyam pour def ko ndax nag alal tawfiix du taw il faut que ñu jëf pour ñu jëriñu jëf boobu dañ koy def ci bërëb yi nga xam ne moom la ñu jagleel ku nekk ci ñun fi mu war a xëy mu xëy fa waxtu fi mu war a dem mu dem fa waxtu li mu fa war a daan ci dooleem mu daan ko ci dooleem bu ko defee en fait ñu mën ci am lu wodd ñëpp bopp loolu nag dañ ci yar suñu bopp ndax loolu laay ñaan ñi ci des dama ci war a jiitu di féliciter bu baax a baax maanaam borom këru xëy yi ak borom kuréelu liggéeykat yi ak samay ndaw yi nga xam ne moom a représenté woon si waxtaan bi nga xam ne def nañ ko yàgg na mais indi na déggoo ñu ne léegi dañuy yëkki payoor yi ci secteur privé ndax nag gëj nañu yëngatu ci wàllu woowu loolu est-ce que day ànd ak wàccee maanaam l'impôt bi boo seetloo yàgg na biñ ko wàññi te biñ ko wàññee wax dëgg yàlla ku nekk am na lu ruusoon dugg sa gafa ñu nekk nag ci waxtu woo xam ne
loolu lépp dañ koy def pour jéem a seqi réew ay jéego liggéeykat bi bu déggoo ak njaatigeem gouvernement bi bañ leen sori dina am lu bari loo xam ne duñu jafe ci loolu lañ nekk donc accord boobu nga xam ne am nañ ko nekk na lu baax suñu réew ñu di ko ndamoo bu baax a baax. mu nekkoon ministre Samba Sy di ministre bi ñu dénk xëy mi ministre du travail dialogue social ak relation avec les institutions kon démb moom nag la ñu doon càmbar budget bu ministère bi mu jiite jeexal ak lu soxal wàllum politique coow lu nekkul jamono ji ci parti bii di APR di coow loo xamante ni yegg na sax ba assemblée nationale ak xaxarante bi diggante député yi nga xamante ne ñoo fare ci nguur gi di loo xamante ne ñu ëpp ci député yi nekk foofu la ñu ngi koy naqarlu ñu déglu ci gëstu Pape Bes Diba. ñàkki teggin accusation contre accusation kaddu yu nekkul ci place am plénière u assemblée nationale yenn député yi tribune lañ ko def ngir mën a tontonte ak fayuwante député Déthié Fall ñaawlu na lu ni mel. député wu majorité bi dañoo jël habitude du solde seen compte fii ci hémicycle bi et loolu day tekk rek ni mesuré wuñu responsabilité bi nga xam ni moom la seen mission seen rôle ëmb en tant que parlementaire marathon budgétaire ci la ñuy waxee programme yi nga xam ni moom lañ war exécuter ci année bi ni jëm au lieu ñu indi ay observation wala ay remarque ci li nga xam ni moo xew député majorité bi nekk ci ay petite querelle yu ñaaw. gis-gis bu mel noonu la natangoom Toussaint Manga am mu ne lii dafa wane rek ne Benno Bokk Yaakaar ak APR mbooloom intérêt rek moo leen dajale. boo gisee waa majorité bi seen biir di xëccoo di saagante loolu day wane ni en réalité ñoom bu ñuy bokk ànd Benno Bokk Yaakaar boobu dañoo daje noonu rek pour seen ay intérêt personnel bu ñu daje woon pour intérêt askan bi nañ doon tal leneen lu dul toog seen biir di nga ñante kii am na lii kii amul lii kii lañ jox lii kii joxuñ ko lii. député Sira Ndiaye ne nag comportement yu ni mel gis nañ ko ci majorité bi waaye itam am na ci opposition bi natangoom di camaradam Moussa Sané mel ni moom gis na ki nga xam ne bu bokk ci ñoom te jaarul ci yoon bi président rëdd. mbooloo moo gis rek am na si ñoo xamante ni xëy na peut-être na mbooloo mi war a doxee ñoom duñ ko doxee loolu ñun dañ koy naqarlu li ñu gëm mooy à l'image de suñu président Macky Sall ku ko xam-xam ni ko si xam na ko si yaru ak teeyam ñun ci loolu la ñu nekk di dox maintenant nag suñu parti moom moo war a jël décision bi. su fekkee ñenn ci député majorité bi ñu ngi woo seeni président ngir mu siffler fin récréation bi ñenn ci opposition bi nag ñoom dañu jàpp ne war nañu tàggataat yenn député yi ñu xam seen place ak seen wàll. xibaaru tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne lañ ci àndal sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Njogu Diène. looy tàmbale. wàllu maanaam fédération sénégalaise bu football moom lañ koy daal di door rek moom mi nga xam te ne démb dafa daal di dalal lii di équipe nationale junior bu Sénégal ak itam équipe bu beach soccer ngir daal di leen kon jox ay ndàmpaay la ko waral nag moo di seen taxawaay ci atum 2019 ku ci nekk ci ñoom nag daal na indi ndam ba tax na daal fédération génne lu tolloog 50 millions daal leen koy jagleel loolu yëpp nag ma nga amee woon ci daal waay fédération sénégalaise bu football ci teewaayu Abdoulaye Diop. ku def lu rëy am lu rëy la ñuy wax fédération sénégalaise bu football daal di koy dëggal delloo njukkal équipe nationale U20 ak bu beach soccer ginnaaw seen campagne bu riche bi ñu def ci 2019 ab enveloppe bu juróom fukki millions daal di nañu koy génne suñu sukkandiko ci Augustin Senghor jiite fédération sénégalaise bu football. Pour ce qui concerne l'équipe de beach soccer. lu ëpp juróom fukki millions la ñu génne daal di koy séddale ñaari équipe yi ñi nga xamante ni ñoo di waa beach soccer am nañu ëpp ñaar fukki millions niki noonu waa U20 te joueurs yi ak staff bi ku ci nekk rek jot na 1 million si suñu ay koppar. 9,750,000 francs. Ngale Sylla entraîneur bu équipe bu beach soccer bi di rafetlu jëf boobu di woo joueurs yi ñu gën a yokk seen loxo. surtout nag boo nekkee si benn cap boo xamante ne yow da ngay gagné rek donc nit ñi sax dinañ la teg benn pression te foofu nag resté fa day metti donc bu yàlla defee tey ñu nekk foofu ba léegi di gagné naam sax perte woon nañ suñu titre 2015 mais depuis bi ñu ko jëlaatee ba léegi bàyyiwuñu raaya bi loolu duñ def lu dul sant yàlla donc nag loolu ñun ñooy gën a continuer liggéey ñu xam ne amatuñu lu ñuy prouver Afrique naam ne pour nga dem mondial foog nga jaar par Afrique xanaa sant yàlla rek liggéey bu baax. cérémonie présentation trophée ak remise prime nekkoon na porox ndool ngir fédération bi mu sàkku ñu gën a dimbali football local bi. aussi que le programme que le programme président bi jëm ci J 2022 yi yaakaar naa dina tax ñu gën a mën a am ay jumtuwaay beneen appel bi may lancé mooy état bi gën a dimbali football local bi waaye tamit fexe ñaax société nationale yi waaye tamit privé ak agence yi ñu gën a gunge football bi. fédération sénégalaise bu football bëgg jaare ci bilépp cérémonie ngir gën a ñaax yeneen catégorie yi ñu gën a góorgóorlu. ñu daal di wax ci Ligue des champions équipe yi nga xam te ñoom ñoo daal di qualifié ci wàllu 8e de finale daal nañ leen xam moo di ñi may waaj a lim
Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Munich, Tottenham, Manchester City, Atalanta Bergame moom nag gulet muy daal di bokk ci lu mel gannaaw ba nga xamante ne teew na ci première fois ci compétition gu di mel. Juventus de Turin itam daal na qualifié ci wàllu 8e de finale ànd ak Atlético Madrid ak Red Bull Leipzig di équipe bu Allemagne, Lyon, Valence, Chelsea, Barcelone, Borussia Dortmund, Liverpool ak Naples ña nga ca di tirage sort 8e de finale bi dinañ ko daal di amal altine fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre ca Nyon di dalluwaay lii di UEFA. ñu daal di dellu ci résultat yi nga xamante ni démb ñu ko doon amal ñeel ba tey wàllu Ligue des Champions de ba Paris Saint-Germain moom dal na am ndam juróom ci dara digganteem ak doomu Turquie di waa Galatasaray. Real Madrid daal di dem ca Belgique daan ñi di FC Bruges bu Crépin Diatta mi nga xam ne bokk woon ci ki lay jongante ñetti bal ci benn. geneen jongante diggante Olympiakos ak Étoile Rouge de Belgrade Olympiakos moo ca daal di am ndam benn ci dara ñett ci benn diggante Bayern Munich ak ñi di waa Tottenham pour doomu Allemagne yi Shakhtar Donetsk di équipe bu Ukraine moom dafa daal di ñàkk ñett ci dara ci digganteem ak Atalanta Bergame. Dinamo Zagreb daal di ñàkk itam ci diggam ak Manchester City ñeenti bal ci benn. Atlético Madrid moom dafa daal di daan ñi di waa Lokomotiv Moscou di équipe russe ñaari bal ci dara. Juventus de Turin daal di dem ci Allemagne fekk Bayer Leverkusen daal di ko daan ñaari bal ci dara. gannaaw loolee jàpp leen ni tamit Ligue Europa ni ki tey jii la ñoo fas yéene kon bokk jeexal li nga xam ne daal moo di seen jongante ñu mën cee lim jongante yu mel ni diggante Rennes ak Lazio bu Rome Rennes moom daal na toogit ba pare noonu itam ñi di waa Saint-Étienne mi nga xam te ni toog nañu ñoom danañ daal di jongante ak doomu Allemagne yi di waa Wolfsburg la Gantoise dana tase ak ñi di waa Alexandria Borussia Mönchengladbach di équipe bu Allemagne digganteem ak doomu Turquie di Istanbul Başakşehir. Manchester United moom itam qualifié na ba pare dana dalal niki tey jii ñi di waa Alkmaar c'est Séville moom itam qualifié na ba pare dana tase ak doomu Chypre yi di waa Apoel Nicosie Getafe ak Krasnodar danañ ko daal door ci bu 17h55 jotee noonu itam diggante Standard Liège ak Arsenal. FC Porto dana tase ak ñi di waa Feyenoord Rotterdam di équipe bu Pays-Bas. Espagnol bu Barcelone dana tase ak ñi di waa CSKA Moscou di équipe bu Russie. ñu daal di kon bokk lim équipe nga xam te ni ñoom daal nañu qualifié ci tour suivant donte sax des na benn journée ngir ñu daal di kon bokk jeexal lu ni mel moo di FC Séville Sporting Portugal Celtic Glasgow di doomu Écosse Espagnol Barcelone Braga di waa Portugal Wolverhampton di waa Angleterre Manchester United Alkmaar ak itam des na yeneen jogante nga xam te ni dama ko limee sànq fileeg ci kanam incha allah wala bokk ngoon lépp dana leer ñu daal di complété li nga xam te ni moo di tableau 8e de finale lii di Ligue Europa Alaaji Njogu li ma fa gënoon a fas ci xibaaru tàggat yaram. jaajëf ci xibaar yi yegg si léegi ci wàllum aada ak cosaan chronique culture bi Ndate Diop lañ ci àndal. dal leen ak jàmm. édition bu njëkk bu festival bu jéeri daal di nañ koy ndar képp mu di ab festival boo xam ne nii lépp luy wàllu aada ak cosaan foofa ci diiwaan ba daal di nañ ko fay wane édition bi jeex promoteur ba tegi gëtëm ci beneen bay ñëw. Mamadou Diagne. première édition festival du Jéeri daal dinay delloo buntam mu nekkoon benn xew-xewu caada boo xam ne jotoon na ci participer ñi nga xam ne ñooy naar yi lawbe yi ba ci sax cubaloo yi mu nekk festival boo xam ni lépp jaar na ci yoon bu ñu sukkandikoo ci kii di promoteur bi di Lamine Bayla Sène. bilan bu positif laay mën a wax ndax li ñuy séntu woon ci festival bi am nañ ko maanaam dañu waxoon bëgg nañu waaso yi nekk ci biir département bu Dagana ñu mën a participer ci li nga xamante ne moom moo di festival bi. promoteur bi di xamle ni dana indi ay coppite ci édition bi nga xam ni moom la jëmbal. édition bu ñu war a organiser déwén incha allah bëgg nañu ci amal ay conférence yu am solo waxtaan sottante xalaat ci li nga xamante ne moom mooy gën a jàmmale kanam suñu économie ak suñu culture fii ci biir département bu Dagana bëgg nañu it amoon ay exposition ngir li ñu mel daal di yomb kii di Lamine Bayla Sène bëgg na ci boole képp koy yewoo ci biir département bu Dagana festivalam bu njëkk bi le sax mi ngi jeexee ci benn concert. dinañ door ci àjjuma ji fukki fan ak ñett ci weeru décembre ñaareelu ko édition bu Dakar Finland Music Festival di loo xam ne ni ay artistes yu fekk baax fii ci Sénégal ak ca Finlande ñoom ñoo ko tëgg lañ ca bëgg moom moo di weccoo ci wàllu aada ak cosaan diggante ñaari réew yi. Makumba Ndiaye directeur festival bi ci conférence de presse bi ñu doon amal laataa xew wi. L'innovation de cette année est que l'année dernière c'était juste un petit festival de musique. lu bees lu ñu indi ren ci festival bi mooy daaw bu ndaw la woon ñu doon ko def ak suñu ay xarit rek ren ji ñu yokk ko indi ay artistes yu bàyyi ko bitim réew ak fii ci réew mi ñu déggoo seen transport rek lañ leen di jox dina am Frère Guissé Yves Nia Ibra Nadio Edmond Flow Kia Loum Kan Diallo Ndoumbelane Diaz Gonga Bil Diakhou
ci wàllum bitim réew dinañ am ay finlandais ay espagnol ak i allemand. Du côté européen il y aura les Finlandais, Espagne et il y a aussi Allemagne. Dakar Finland Music Festival daañu ko amal fukki fan ak ñett ci weeru décembre ba ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre wi ñu nekk. jageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem dig daje ëllëg.